jërëjëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li fees ci xabaar yi bokk na ca nim mbirum Covid bi ñu génn ba léegi sax mi ngi law ci gox yi waaye itam boole ca guerre bi ca Ukraine ak Russie tax na ba secteur privé bu Sénégal bi yëg na ñàkkum koom-koom ci biir réew mi tamit naka noonu waxtaanee ko lu mënta ñàkkal nga fexe soqaliwaat wàll gi ci wàllum koom ci Sénégal dañu ci ñëw ci biir xabaar yi diglu ca kàddu béy di añ mu gën a yaatoo. dañ ci bokk itam lu soxal ndaje mu tàmbali jëm ci forum mondial ci wàllum économie sociale solidaire maanaam fexe ba koom-koom gi law ci askan ku ci ne mën caa gis sa bopp jam ñaajo dalloo ko itam dañu ci ñëw ndax maire Ndakaaru bi am na ca pàcc gum ci war a taxawee Babacar Seck moo koy jukki. leneen soxal pàcc bi ñu jagleel kàllaamay réew mi lañ ca gën a namm mooy fexe ba mën a waxtaane wàllu gu ni mel ayo ko ci wàllum koom ak liggéey yenn yi rawatina fexe ba gën a naatal li ñu wër lu ni mel ubbi nañ ko ci jam ñaajo itam dañ ci ànd ak gëstu bu xóot ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam lu soxal mbirum sport Casa Sport mi ngi wàcc jonganteem ëllëg dimanche ginnaaw ëllëg kon digganteem ak li nga xam rek mooy kon GS Kabylie bu lay doon waxtaan googee ak jongante boobee tamit dañu ci ñëw waa Casa Sport li di sàkku ci ak supporters yu sakkan dem teew ci boobu li jongante ngir mën a leen a gungeem li moo fees nis ki fam fàcce gi. gërëm leen cànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu jëm ci mbirum ay camions yu sakkan toll na ci daanaka juróom benn fukk ak nangam ci ay camions yu daal di gaare ca fee nga xamoo di croisement Ngoundiane la ñu yàpp toll na ci junneeg juróom-ñeenti téeméer rek nangam ci ay tonnes la ñu yeb nag nekk na wenn xeetu pëndëx woo xam te ni bi dafa gaaw ci tàkk lool ñu ngi koy wooyee nitrate d'ammonium lu ni mel nag nekk lu gën ñu koy exposé foofee maanaam di ko yeb ci ay camion li moo tax préfet bu Thiès yëkkati kàddoom ca bataaxal gu mu becci ni yooyee camion nan fa jógee na mu gën a gaawee ndax ba fii amuñu benn autorisation buy firndeel leen fa taxaw ndax amul benn sécurité ba fii askanu Ngoundiane ak la ko wër ni kon ñu ngi ci njàqal seen bakkan mu ngi ci xottu garte nekkul lu gën yooyu camion nañ fa jógee ñu fàttali leen ni yooyu camion ña nga war a dem ca Guinée waaye ba fii ña nga ca croisement Ngoundiane lii moo tax ñu ni kon faaw ñu jëlee leen fa préfet becc bataaxal ay lu ni mel ni nañ fa jógee na mu gën a gaawee mbaalu ko mooy ay daan dina gàllu seenum ndoot daañu toppat wàllu gu ni mel incha allah ca na mu gën a yaatoo. xabaar yi wéy ci lu soxal li nga xam moo jëm ci wàllum koom-koom secteur privé national bu Sénégal na ci njàqare ndax ginnaaw Covid bi ak guerre Ukraine ba ak Russie tax na ba seeni koom-koom na sax googu na sax si nag tax na ba ñu waxtaanee ko ci lu mënta ñàkk fexe ba war a suqaliwaat boobu secteur lu mënta ñàkk la waxtaan am na ci wàll googee dañ ciy ànd ak nga xam moo di Bédi Agne kilifa la mooy président conseil national bi patron yu Sénégal yi am na lu mu ca dénk Amadou Barek Moussa Fall. su amee ñi taxaw ba léegi li si bëri. ñi nga xam ne ñooy secteur privé ñoo ko yore ñoo si taxaw ñoo nekk première lieu bu nekk face ñun ñooy produire dégg ngoon ni sax parfois ñoo ngi doon wax kii cimentier yi fii wala lële yokkute yi naka la ñuy def ainsi de suite ñii ne kat loolu problème la mais nu mu mënta nekk problème koom-koom bi ak entreprise bi ñooñu dañ leen war a jàppale même su nekkee consommateur ak demande am na solo entreprise aussi su deewee liggéey amatul kon bokk il faut ñu dooleel leen doole boobu moom la ñuy wax di ko rappeler aussi ne kat ñun xam nañu fii balaa ñuy waxati élection peut-être fii ak 18 mois la ñu am ci calendrier bi ñu am mbirum entreprise nag loolu mënul xaar ndax bés bu nekk la tous les jours ñu ne kat nit ñi ak suñu ay autorité nañu bàyyi ci xel lu bari ci loolu parce que loolu mooy téye dëkk maanaam lii di secteur privé bi di liggéey di ko def di employé ay nit di kii ñoom il faut ñi gëstu leen bu baax ñi rappeler que ñoom kat son rôle ci dëkk bi lu am solo la mënul nekk rek yeneen wax te kenn du wax suñu wax mooy wax boo xam ne mooy tee dëkk bi moo koy dëgëral daje bi loolu lañ fi wax ñi ñëw di rappeler rek que ñin loolu yëpp ñoo koy def ñoo ko yore kon bokk il faut ñu gën ñi déglu il faut ñi gën a weccoo xalaat il faut ñu gën ñi bàyyi xel il faut ñu gën a di jàppale ay sénégalais ndax ñoom suñu dëgëree si ñi biir koom-koom su subaa mooy dinañ def leneen te loolu rek moo mun génne dëkk
si coono maanaam am ay liggéey bu doy ay entreprise bu doy nit ñi am ay emploi nit ñi mën a amum emploi mooy kon amum xëy am koom bañ ca becceeku dem ci askanu Sénégal am koom ngir mu law dañ koy waxtaan itam daal di koy tënk nas ko waaye itam peeg ko ba lépp mën a tegu ci yoon moo tax it waxtaan am na dina am it waxtaan gu yaatu goo xamante ne bi ñu ngi koy wooyee forum jëm ci wàllum économie sociale ak solidaire waxtaane wàllum koom gu ñëpp mën a gis seen bopp mairie Ndakaaru am na ci wàllum lu toll ci junni ci ay kilifa daañu teew ci wàllum ndajem ëngëmloo ku ne becc xelam la mu nësër ci lu tax ba am koom mën a dox ndaje moomee ca wàccaay ba dañ ci xuus ànd ak Faram Faje Babacar Seck. comité de pilotage bi war a liggéey ci forum mondial bi ñu jagleel économie sociale et solidaire bi war a am ci Ndakaaru at mii di ñëw installé nañu ko ndaje bi dina dalal lu ëpp 4 junniy gan ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci économie sociale et solidaire. dañ ci ànd lëkkaloo def ci pas-pas boobu ñu ciy def dañu gëm ne économie sociale solidaire bi nga xam ne président Macky Sall bi muy ñëw dafa ne def naa ko 2e initiative nationale dina am njeexital ci jigéen ñi dina am njeexital ci ndaw yi dina am njeexital ci koom bi nga xam ne bëggal nañ ko askan wi te ñuy àndandoor di ko defandoor kon loolu bu fekkee ne askan wi rek a ko tax a jóg ñi nga xam ne askan bi wóolu nañ leen moo xam état moo xam ville de Dakar moo xam yeneen acteurs yi dajaloo pour ànd ci liggéey loolu lu jara rafetlu la. fexe ba toppatoo nit ñi jox leen seen gëdd loolu nar na nekk yittey maire Dakar bi nga xam ni mooy dalal forum bi. ñun waa mairie Dakar lu ñuy gën a rafetlu mooy opportunité bu ñu am pour mën a gën a sargal doomu aadama mën a fësal doomu aadama mën a yëkkati doomu aadama moo xam jigéen moo xam ndaw. nu ko waxee tubaab bi mooy indiwaat l'humain au cœur de nos priorités et de nos urgences et de nos politiques donc économie sociale et solidaire su ma koy dégg nee naa ñi moom ñun dañ ci juddu wante daal am mbégte lool mën a ànd liggéey ak gouvernement du Sénégal ànd ak suñu jigéen bu baax ji jigéen bu mën góor di madame le ministre Zahra Iyane Thiam pour que Sénégal mën a am ndam. forum mondial économie sociale et solidaire dina am benn ba juróom-benn fan ci weeru mai ci atu 2023 mu nekk guléet ab réewu Afrique di ko dalal. jaajëf Babacar Seck leneen ci xabaar jëm ci ndaje ma moo xam te ne bi Sénégal na ma nga ca mu soxal ab forum bu boole ay kilifa yu wuuteem ci wàllum lépp luy gouvernance ni aw yorin ak it ay doxalin waaye itam kuréel yu ëmb ay soxnam lépp lu soxe wàllum yoon wala mbirum mine mbirum pétrole nus ko gën a mën a waggare ba lépp luy mbellee ci gànjaru Sénégal mu war a dellu ci askan wi ci wàllum koom loolu lépp tamit waxtaanee lam fexe ba koom-koom ngi dellu ci askan wi ndax nee ñu lépp luy balle ci sunu suuf ñun Sénégalais yi ñoo ko moom loolu fexe ba mu nekk dëgg waxtaan am na ci wu yaatu ñoo ko woote woon xuus nañ ci lu yaatu tam ñu xuus ànd ci ak Faram Fàcce soxna Ami Diouf. jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñiy liggéey ci wàllum ressources minières ñu ngi koy jànkoonteel doon luñ doon waxtaane ci forum bi nga xam ni organisation citoyen actif pour la justice sociale ak coalition nationale bu PCQVP bu Sénégal organisé ci jafe-jafe yooyu bokk ci ni jigéen ñi nekkee ci bile secteur. est-ce que jigéen ñi am nañ fa baat est-ce que teew nañ fa di défendre cause jigéen ñi. premier aspect bi nga xamante ni moom la ñu gis te Public SECOPé def na ci gëstu ba génnee ci rapport mooy que ni boo jëlee exemple groupe multipartite bu ITIE jigéen ñi seen teewaay dafa xawoon a néew ba tax bi ñuy def renouvellement yi ci jamono yi collège société civile en tout cas fexe na ba atteindre la parité. nit ñi amee information ci bile secteur ak li nga xam ne moo di impact sociaux yi lu ci mel ni seeni wër-gi-yaram. boo xoolee bénéfice yi góor ñi ñoo ciy ëppale que jigéen ñi. am na yeneen jeexital yu muy am par exemple zone yi ni nga xamante ni foofu la ñuy exploiter ressources yi dafa am ay substances toxiques yu ñuy utiliser yoo xamante ni mën na am ay jeexital ci jigéen ñu wérul yi mën na am tamit ay jeexital ci seen wér-gu-yaram en tant que jigéen. du ñu mën a am accès ci yenn opportunités yi notamment en matière de contenu local par rapport ak góor ñi donc information yi bu ñu ko amul mën a booloo seen GIE yi wala seen petite et moyenne entreprise yi ngir mën a soumissionner ñu dooleel leen nag. capacité la ñu mën a soumissionner tirer profit de l'industrie extractive donc li ñu constaté mooy asymétrie d'information. ay stratégie yu bëri ñu lal ko ngir rek mën a jàppale yi la jigéen yiy liggéey ci site d'orpaillage yi lu ci mel ni fonds de développement local bi nga xam ne ministère des mines et de la géologie moo ko daal di tëral. pour jigéen ñi mën cee bénéficier wu
il faut que ñu tàggat leen pour ñu nekk ci disposition mën a bénéficier ci fonds yooyu parce que fonds yi dañ koy jagleel communauté yi communes yi et que jigéen ñi pour ñu jël leen en compte ci loolu il faut que ñoom ñu mën di dugal seen projet d'autonomisation de la femme. nu ñuy def ba jàppale jigéen ñi nga xam ne ñooy yëngu ci bile secteur doon loo xam ne waxtaanee nañ ko ci bile forum ay saafara yu bari ñu daal di ko lal. benn wàll ci mbirum koom ak kaaraange ci biir Sénégal ña nga ci mbirum transport moo xam ci oto wala ci moto lum ci mën doon wala sax ngay doxal sa tànk ndax lépp dafay laal kaaraange ci kaw tali bi ministre bi dénk wàllum formation professionnelle Dame Diop ma nga woon ca Thiès foofee la bindu woon ci ay ndaw toll na ci 2,000 ak juróom-ñetti téeméer waaye ci mujjantal ga 4 téeméer ak fanweer lañ ci daal di jël nga war a tàggat yow tàggat dafay doon ci tàggatu gu xóot nga ñu xam code de la route su ko war a gën a waggare ba mën a wàññi accident yi ci biir réewum Sénégal ministre Dame Diop kàddoom jib na la mu dénk Isidore Alexandre Sène. niñ ko defee léegi ci Mbacké ak Ndiarème Diourbel ñëw xool si fii ci Thiès benn ci pàccu xëyu ndaw ñi nga xam ni mooy formation en sécurité routière xam ngeen ci biir programme xëyu ndaw ñi président de la République Macky Sall dafa décidé woon jox 20,000 xale ay permis de conduire waaye nag loolu du woon ay jox leen ay permis rek. mais dañu bëggoon tàggat leen tàggat boo xam ne nii dina tax bu ñu amee seen permis mën a sàmmonte ak code de la route ci kaw tali bi ndax xam ngeen ne accident yi bëri na ci Sénégal borom xam-xam yi ñu ngi wax at bu nekk 200 doomu aadama dina ñàkk seen bakkan ndax ay accident loolu nag bëri lool président de la République donc dugal ci biir programme xëyu ndaw ñi 20,000 ndaw yoo xam ne war nañu am permis ñu toll ci première phase bi ñu dénk ko 3FPT mu ànd ci ak ANASER agence nationale pour la sécurité routière pour que formation bi du nekk rek tàggat ndaw ñi pour ñu am permis mais tàggat leen pour non seulement ñu am permis am métier mais aussi ñu mën a sàmmonteeg code de la route pour wàññi accident yi. moo taxoon ma ñëw seet si ko fii ci Thiès ci département Thiès préfet de Thiès mi ngi wax léegi ne bi ñu ubbee bindu bi 2,000 ak juróom-ñetti téeméeri ndaw bindu woon nañ 2800 jeunes ñoo bindu woon ñu tànn ci phase bu njëkk bi 432 mooy 400 ak fanweer ak ñaari ndaw tànn boobu nag tànnuñu ko ci ama neex parce que président la bi mu décidé ne 20,000 xale lañ ci phase bu njëkk bi 10,000 dañ ko séddale ci département Sénégal yëpp département bu nekk li mu am ci jeune ñu jox la ko au prorata ci nombre boobu moo tax Thiès ci phase bu njëkk bi am 400 ak fanweer ak ñaar ñu séddale ko fii ci Thiès ci 10 auto école ak ñett tey ñu nekk fii ci auto école Abraku pour ñëw xool si ndaw ñi ni ñuy defee seen formation mais ñaaxaat leen pour ñu xam ne du rek pour formation pour am permis mais formation la pour mu wàccante ak code de la route pour mën a wàcc. waaw Jakarta man yi ci lañ bokk fi ma jaar yëpp ci Mbacké ci Njaareem ak fii ci Thiès tey ñi yor Jakarta c'est une réalité malheureusement ñu ëpp amuñu permis de conduire moo tax muy indi ay jéey yu bëri malheureusement moo tax ñu ci ëpp ñoom ci lañ bindu nañ ci am nañ ci programme bi bu ñu tàmbalee fii nag ci axe bi nga xam ne mooy Thiès Diourbel Mbacké xam ngeen dañu jëm ci événement bu yaatu muy màggalu Touba te malheureusement màggal Touba at yu bëri dafay bëri ay accident mais comme ni ma ko waxee léegi rek accident yi li ci ëpp ci càggante kii dawal la mais tax ñu ñaax xale yi pour que non seulement ñu jàpp seen formation mais aussi ñoom ñëpp ñu nekk ay ambassadeurs. ministre bi ñu dénk wàllum formation professionnelle wàllum tàggatu gi kii moom ministre bi ñu dénk wàllum njàngale éducation nationale moom Mamadou Talla moom itam ma nga woon ca am ndaje munu tàmbali muy ay bis bi ñu jagleel wàllum kàllaama njàngum ci biir réewum Sénégal muy alphabétisation bi ñanga ca la ñu bëgg nag mooy thème ren ben jël mooy fexe ba gën a mën a xool ba lépp luy xeetum gàncax ñu war ko mën a jëmbat ne ay garab ba sunu yenn barab yi war a mën a naat dana baax ci xol ak xëtër ak gis bi tamit naka noonu lii la ñu waxtaane Mamadou Talla becc nay kàddulam ca dénk Babacar Seck ñu teewlu ko. donc partout foo xam ne sénégalais yi ñu ngi foofu toog donc war nañu jóg ñun ak suñu partenaire yi UNESCO ak ñeneen ak société civile ñun ñëpp ñu dem di jàngale tout le temps pour que nit ñi mën a utiliser seen langue et surtout que nag fii si Sénégal codifié nañu ay langues yu bëri par décret donc loolu am na ba pare également ñu ngi installé fii si Sénégal mooy li ñuy wax ne classe numérique di wax ne daal que pour que ñu mën a jàng tout au long de la vie laaj na ko ñu utiliser suñu langue yi pour que ñu mën a former suñu xale et puis également ñu gën a xam ci li ñuy wax ne pédagogie gis nañu si àddina bi koo xam ne arab ngay jàng
wala français wala espagnol soo demee si sa biir école sa langue ngay utiliser ñun aussi si biir Sénégal commencé nañu utiliser suñu langue yi mooy séeréer mooy pulaar mooy wolof si ñetti année yu njëkk yi si biir école donc ñu wax ne rek alphabétisation bi solution la pour ñun et surtout nag avec ce monde boo xam ne léegi numérique la ñu mën a utiliser suñu smartphone yi suñu ordinateurs yi jàngale également suñu langue yi fàttewuñu également li ñuy wax braille donc xam nga ne braille également ñu ngi koy utiliser donc di wax ne daal société bi yëpp la direction de l'alphabétisation dafa jóg pour que partout foo xam ne am na ay nit yoo xam ne dañuy soxla ñu alphabétiser leen ñun ministère bi ñu jóg ànd ak suñu partenaires yi mën a leen fa comme xam nga léegi mënutoo def dara si àddina bi fekk amul numérique parce que jumtuwaay la boo xam ne bu am solo dafa gën a gaaw et que xam ngeen ne ñun si wàllu éducation nationale ñu ne sax léegi ñun li ñu bëgg mooy que tout ce qu'on fait ñu dugal si numérique donc waruñu fàtte également alphabétisation donc dinañu commencer une dizaine de classes numériques si biir Sénégal. kaddu ministre Mamadou Talla dugg ci beneen wàll bu soxal Sénégal jamono ji ko ñu ngi ci wàccaay màggal gi édition 2022 la des ay fan yu néew rek la ndax mi ngi doon fukki fan ak juróom ci weer wi incha allah lu di mel tax na ba rédaction bu ITV dugg na ci yenn mbéju Ndakaar yu xool mbokki taalibe jamono ji kon ña nga ca safar maanaam fexe bay bégal taalibe yi ña fay jaar ku ne mën a xewlu waaye itam ñeneen tam dugal seen weccet ci lu di mel ngir lépp mën a tegu ci yoon ana dëgg-dëgg nu muy doxee ak nu ko taalibe di waajale reportage Mouhamadou Sy. geste la bi nga xam ni dañ koy faral di gis Mamor Touré jàpp ni lu muy tekki bari na lool te këll dem ci nit ñi sàkku ci ñoom ñu daal di def seeni alal ci safar gi loole nag lu mu ëmb bari na. mbirum Sëñ Tuubaa képp koo xamante ne yaa nga cay yëngu rek il faut nga doxee doxeenu Cheikh Ibra loolu moo waral këll bi nga xaay saa bu yàlla dogalee bis bii ñëw na weeru safar këll bi dañ koy baaxoo di ci màjjal loo xamante ni sunu paree dañ koy jël di ko delloo ci biir safar gi di ko defal kaalu bi loolu moo waral këll bi te màjjal moomu fi mu jógee mooy ci Cheikh Ibrahima Fall la jógee. bëgg Fallou Touré nekk marière ci Soumbédioune di fàttaliku bés bu njëkk bu mu jëlee këll gi ngir rek jàppale ñi nga xam ni ñoo fa doon amal safar ci gis-gisam soo koy def faw rek nga oyof nangoo ñenn ci ay critique ku man am xolam muñ am oyof tooy bañ a dis dara moo mën a tey këll bii di ci majal këll bi da nga gis ku ne di nga majal ku la jëppatu di nga majal ku la jox di nga majal koo xam ne daan kii kat moom de kat li muy majal ci poosam la ko def te xamul nu mu demee safar ji maa njëkk a majal am 9000 loolu yàlla baaxal na ma ko. juróom ñetti at ngi bëgg Fallou di jëf jooje saa yu ñi nga xam ni ñoo nekk ci quai de pêche bu Soumbédioune waree def safar moom mi leen nag fas yéenewul benn yoon bàyyi loolee. kële bi moom du ñàkk ndax kële bi moo waral lépp ndax kële bi moo waral lu am tey ji ginnaaw yàlla kële bi ci la bokk ndax kële bi moom la njëkk a taxawal moo ànd ak ñun ci fas yéene wéy ba keroog sëñ Touba jël ci sunu bakkan alali sëñ Touba rek la ñuy doon bu sëñ Touba soxlaa ñun amatul lu ñu soxla sëñ Touba rek la ñu soxla. ay fan rek des laata ñuy amal Magal Touba ñu ci ay taalibe murit nag ñu ngi joxe li nga xam ni moo di avant-goût bi ci Soumbédioune daanaka tradition bi respecté nañu ko këll gi nag ñu ngi koy jëfandikoo bu baax. wax leen incha allah màggal Touba gi na woon fa woon ni gisee boobaak léegi ni télé bi soppee programme am tey jii it délégation bu mag jóge ci kër gi ña nga woon foofu ca Touba ci kanamu xalifa ba sëñ Mouhamadou Mountakha Bachir ci kilifteefu Mamadou Ibra Kane dañ ñëwaat incha allah ci image di leen kàddu yi incha allah ca na mu gën a yaatoom xabaar yi wéy ci lu soxal mbirum ministre bi ne ko wàllum tourisme ji daanu ko Ndar foofee ci aéroport ba Ndouppé ki nga xam si rek mooy Ousmane Masseck Ndiaye waxtaan gu yaatu ak Momar Alice Niang ñëwaat ci li nga xam mooy xeetu tour boo xamante ne bi am na ci luñ ci waxtaan ci lu yaatu ndax jàppees na ni moom mi yore wàllum transport ci wàllum jaww jeeg fafal naaw yi ñu ngi waajal benn daw boo xamante ne bi Ndar ak Paris la war a doon waaye nag ñëwaat na ci weddi yenn ci ay tuuma yu gàll ci am ndoddam moo ko doon dindi Momar Alice Niang. xibaar yi ñu génne ci réseaux sociaux yi di wax ni aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye bu Ndar dafa nekk ci biir ndox mi wute na ak li nga xamante ni moo am dëgg-dëgg loolee di constat boo xamante ni jëwriñ ju ñu dénk wàllu tourisme
ci boppam moo ko def. weddi moom gis bokk ci yaakaar naa jarul may développé ndax ay journaliste nga taskatu xibaar ngeen yaakaar naa fii bu fekk loolu amoon na fii yéen a koy njëkk a fësal baaxoo dina baax na moo tax ma naan toujours day baax ñuy indi taskatu xibaar yi pour ñu leen jox information parce que fekkee aéroport dafa tëj ngeen gis yu mel noonu te amul leen woon lii ñëw leen ci biir aéroport bi gis leen tour de contrôle bi gis leen salon bi dem ni ba ci biir gis leen piste bi fii la ñu atterrir ndax rapport na la jël jóge Dakar ñëw bu fekkoon defu leen ko day tax li ñu naan fake news maanaam ay xabaar yoo xam ne wéeruwul ci lenn dul ay waxu caaxaan day tax ñu fës te dama jàpp ne ñun dañu Sénégal mérite na lépp lu ëpp loolu investissement yi pour askan wi la pour les prochaines générations la kon ku nekk da nga ci war a jàpp pour mu naka lañ ko gën a ñoŋale ba mu gën a baax pour suñu population ci tànk yooyu lañ nekk te kooku kenn mu ñu dévier. visite bi nga xamante ni amal na ko ci Ndar profité na ci dellu si ci waajtaalu li nga xamante ni moo di rallye aérien Toulouse Saint-Louis. Ndar dafa am compétition mag bu fa am muy ay roppalaan yu jóge bitim réew lu mat 26 yu war a ñëw fii ci Ndar te muy compétition boo xam ne mu ngi am daanaka mat na 20 at ak léegi mbas mi moo tax ñaari at yi passé amul donc ça fait plus de 40 ans. loolu nag soo amee c'est parce que Ndar dafa yàgg am histoire ci wàllu aéronautique ndax xam ngeen téeméeri at a ngi ci gannaaw ñu naan Latécoère ak Aéropostale fii la ñu ñëwoon Ndar jógeen Toulouse ñëw fii ci Ndar kon loolu la ñuy deqal te muy nekk loo xam ne le gouvernement bi soutenir la ci wàllu touristique mais également ci wàllu transport aérien. moom jëwriñ ji dalal na it xelub ñi nga xamante ni ñoo di liggéeykat yi wax leen ni état bi dana leen jàppale ci wàllu formation ndax bëgg-bëggam moo di def Sénégal hub aérien. jaajëf Momar Alice Niang ñu xuus jëm bitim réew benn ponk lay doon soxal lu jëm ci fi nga xam moo di Angleterre ginnaaw ko fa nekkoon ren ba di buur ba daal di kon génnee àdduna lu mel kon ka ko wutu di Charles III fi mu toll nii kon jël na kàddu ga kii ngeen di seen ci image nii léegi moo yilif li nga xam si moo di kon Angleterre ak la ko wër ak réew yi ànd ak moom ka fa nekkoon di Elizabeth II ma génnoon àdduna amoon juróom-ñeent fukk ak juróom-benni at toogoon ca boppam réew ma ni nguur ga juróom-ñaar fukki at boobaak léegi mi ngi doog a jël kàddu bu njëkk nag moom ki nga xam moo di Charles moomu leen nekk léegi ca diwaanu bopp ba ca nguur ga mu di ko doxal war a kon ànd ak ñoom war a fal ni premier ministre ngir doxal li nga xam moo di kon lii di nguur ga ca Angleterre di fàttali leen lu bari ci ay jongante doon ko ak jamono ji temb ngir delloo njukkal ki nga xam si moo génn àdduna di ren boobee di Elizabeth II. ñu songu sport di ko tàmbal ci soxal mbirum Casa Sport mi nga xamante ne bi ñu ngi ci waajal seen jongante bu am solo jongante boo xamante ne bi ñu ngi ko war a waajal ak li nga xam di kon GS Kabylie jongante gu am solo ëllëg ginnaaw ëllëg incha allah kon dimanche la war a doon moom leen jongante tax na ba Seydou Sané mi tàggat boobu lépp équipe jàpp ne lu man di xew muy président kon Casa Sport ni daal nañ leen jàppale ñoom waa Casa Sport ban gën a mën a amuk ndam ñaax leen am na la mu dénk Sekou Seydi. malheureusement Casa rek moo koy yóbbu ñu nag Jaraaf la woon mais yàlla nii la ko dogalee donc ñun ñooy dem donc ñëpp nañ si jàpp ñëpp nañ si téye. bu représenter Sénégal rek au-delà du club Sénégal est représenté tout Sénégal mooy dem ci kaw donc ñun ñëpp ñu am intérêt boobu pour que tout le monde vienne supporter le Casa Sport supporter le Sénégal parce que loolu la ñu yéene te comme Tamba lu mu ko waxee. préparé nañu lépp macha allah maa ngi koy gërëmaat bu baax a baax ci préparation bi tey lépp lu ñu doon xaar ci préparation yàlla yombal na ko teg nañ ko ci yoon équipe Algérie dina ñëw tey dinañ ko teral yóbbu ko ci hôtelam parce que tamit loolu mooy fair play dina daal encore suñu secret mooy lan wax naa ko fii. on va danser on va chanter on va gagner dañuy fecc dañuy wëy woon ni ñun sport c'est d'abord un élément culturel c'est-à-dire boo génnee supporter ci match de football dafa mel ni yekk bu nga xam ne njox la ñànkatante amul soos. lu mel sax moo tax ñu ngi woo mboolem supporters yi ku ñu daal di ñëw jàppale li nga xamoon ni kon Casa Sport moomu leen am na sax ndimbal gu mujj jóge ci fédération ci wàllum football ñaar fukki juróom ci ay millions francs CFA la daal di jox Casa Sport lépp ngir ak ndimbal jàppale ko tam ci li mu dëgmal ni ay jonganteem keneen kàddoom jib mooy Malamine Tamba moom it woo na supporters yi ñëpp ñëw jàppale Casa Sport Malamine Tamba ak Sekou Seydi. Sampé comité de pilotage bi léegi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ak fois fédération tous les jours donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax loolu wane na ni du match Casa Sport kese match Sénégal te yéen tam je pense que teewaay journalistes yi
wan na ni c'est un grand match parce que c'est un grand match que nous voulons gagner di wax tam ci mobilisation président wax na ko sànq Casa Sport yàlla may na ko lu nga xam ne lu jafe am ci football maanaam am machine bu toll nii ko nga xam ne dañu am lu mu doon wax toutes les qualités en tout cas les plus importantes ci biir sport mooy ma patriotisme am na wax na civisme wax na citoyenneté mais wax c'est aussi le patriotisme ndaxte patriotisme rawul weesoo gis ñëw jàpp nga xam ne doo xaar kenn woo la sa dëkk bu la soxlaloo ñu woo la ñu bindale lettre da ngay ñëw de façon spontanée loolu laa lay Casa di def benn équipe Sénégal fii bu dem Coupe d'Afrique mun nañu ko séede ale Casa ñëw na parfois ak moyen jóge ñëw jàppale ci moo tax ñu bëggoon profiter ci audience bi pour lancer appel woo Sénégal supporter Sénégal yëpp ñëw jàpp ci match bi ndaxte match bi ma ne la bu Casa demee tey gagné match bi dem fu sore ça devient un indicateur de la santé du football mooy Sénégal footballam taxaw na taxaw bu dëgër te ñu ngi ñaan encore une fois de plus vraiment lancer appel à tous les groupes de supporters des clubs ñoo xam ne ñoom ñoo daje tous les matchs les samedis les dimanches ak bépp sportif sénégalais bu mun a ñëw ñu jàpp équipe Casa Sport. jàngeen jëf ci ànd ak ñun gërëm nañu leen ni ngeen àndee booba ak ñun ba teewlu jotaayu xibaar yi dina amaat jotaayu xibaar di 9h45 ci français ak Soxna Awa Diop lu ko mooy ngeen ànd Cheikh Ousmane Fall ak ganam ci la Total moom ak ganam ba ci kanam jàngeen jëf.